waxtu ci télévision Futurs Médias dal leen ak jàmm ci xibaaru diggu njolloor gi dina bokk ci li ñuy waxtaane tey ñàkkum kérosène wala sax essence boobu nga xamante ne rek mooy dawal roplaan yi te ñeme ko fii ci Sénégal rawatina fi nga xamante ne mooy aéroport international Blaise Diagne bu Diass ci jamono ji ñuy wax ak yéen nag jëwriñ bi ñu denk lépp lu aju ci wàllu pétrole ak énergie mu ngi jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi li ñu bëgg rek mooy xool ni ñuy def ngir foo lool ñu am ci solution. foofee nag ca AIBD tamit nemeeku nañ ñàkkum kérosène boobee bu baax a baax moo tax rek kilifa yi ak ministère de tutelle ñu ngi def kéemtalaay kàttan ngir wut solution ci yile xibaar dinañ ci teewlu directeur adjoint bu AIBD di Cheikh Diouf. dinañ dem ba ci diwaanu Bambey ak li ko wër gannaaw ñetti at yoo xamante ne kenn tegu ko gët fi nga xamante ne mooy dëkk yi di réew maaw ak li ko wër ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu gindi leen ci li nga xamante ne ñetti at a ngi gisuñu kii ñuy duppee Listine ñoom nag dañu joxoñ baaraamu tuuma ki nga xamante ne mooy borom këram mu ne nag doole bi mu am digganteem sax ak ñenn ñi nga xamante ne ñu ngi di àttekat yi sax askan wa dañu jàpp ne loolu tax boobu ak léegi kenn dégluwu ko. dinañ wax ci coow li dox diggante pharmacien yi tamit ak jëwriñ bi nga xamante ne moo jiite lépp lu aju ci wàllu wërgu-yaram loole nag aju rek ci pharmacie la grande pharmacie dakaroise ñoom nag nee nañ leen banque yoxo yi boobu mooy dinañ ko wéyal lenn rek mën a tax mooy kilifa yi dogal bi ñu jëloon rek ngir exploiter grande pharmacie boobee ñu dakkal ko su ko moyul nag dinañ wéyal seeni banque yoxo dinañ dem ba ci réew Côte d'Ivoire foofe nag Alassane Ouattara gannaaw rek bi mu jëlee dogal tàbb ki nga xamante ne mooy Tchémoko Koné mu nar a doon vice président kookee nag ba jamono ji moo nekkoon gouverneur banque centrale ouest africaine ñu gën ko xam ci BCEAO moom nag tamit kooku di Alassane Ouattara am na beneen dogal bu mu jël mooy tabaat ki nga xamante ne rek mooy Patrick Achi mu wéyal li nga xamante ne mooy fonction premier ministre bi mu doon am gannaaw bi mu démissionné dinañ wax ci wàllu tàggat yaram ak li ñuy xaarandi bésu tey ji mu aju rek ci tirage au sort mu nekk ci éliminatoire CAN 2023 bi ñu fas yéene amal fi nga xamante ne mooy Côte d'Ivoire loole nag dinañ ko amal tey Afrique du Sud wala sax Johannesburg bu juróomi waxtu toftale fanweeri simili mbokk yi dinañ ko jeexaleeg li gën a fës ci yenn kaay yi boo leen taxirloo tuuti ñu yaatal ko. mbokk yi asalaamaaleykum daleen ak jàmm ci xibaar yi niñ ko waxee woon léegi ci ponk yi jamono ji ñuy wax ak yéen jëwriñ bi ñu denk lépp lu aju ci wàllu pétrole ak énergie mu ngi jàkkaarloog taskatu xibaar yi li ko waral nag dañu nemeeku ne jamono ji bëri na ci réew mi foo xamante ne li ñu duppee kérosène wala sax essence boobu nga xamante ne mooy dawal roplaan yi dafa manqué ba tax rek ñu ne kilifa yi ñoom ñu ngi def seen kem kàttan ngir indiwaat ab solution ci li nga xamante ne rek dina indi lay jafe-jafe ñi doon faral di yëngu ci wàllu dem beeg dikk bi. dañu desandeek mbir moomu sax dem ba fi nga xamante ne mooy aéroport international Blaise Diagne bu Diass foofee nag nemeeku nañ li nga xamante ne rek moo ñàkkum kérosène boobee. tax na sax ñu ne ministre de tutelle ak ñëpp waa njiital AIBD wala sax direction générale bi ñu ngi def seen kem kàttan ngir ut ab solution ndaxte loolu dañu gis ne rek mënul wéy dañ ci teewlu Cheikh Diouf moom mooy directeur général adjoint bu AIBD ñu teewlu ay kàddum ci micro Abdourahmane Diallo. dafa nekk alerte ba nga xam ne ci procédure yi la nekk. aéroport am obligation bu fekkee niveau kérosène bi nga xam ne moom la ñu stocké foofu bu àggee benn niveau bi ñu mën a alerter pour que ñi nga xam ne ñoom la ñu jox liggéey boobu muy approvisionnement kérosène au Sénégal ñooñu mën a jël seen jumtuwaay pour que kérosène bi bañ a manqué ci biir Sénégal te loolu mooy li nga xam ne moom la ñu def. maintenant boo xoolee la situation bi ñu tabaxee AIBD stockage rek lay def day stocké kérosène bi après am ay hydrant mooy ay conduite souterraine yi nga xam ne foofu la koy jaaral pour kérosène bi mën a dem ci avion yi mais du AIBD moo signé ay contrat ak compagnie aérienne yi du AIBD moo war di jëli kérosène di ko jox avion yi kérosène bi dafa nekk li nga xam ne société yi nga xam ne ñoom ñooy distribuer carburant di ko distribuer oto yi di ko distribuer partout ñoom ñooy andi kérosène ci aéroport
ñoom ñoo am ay contrat ak les compagnies aériennes. disposition yi nga xam ne moom la AIBD jël ñaar la mooy ñu tabax ay cuves ya nga xam ne am nañu capacité 7500 mètres cubes te boo xaymaa li nga xam ne moom la ñuy jox avions yi par jour 600 mètres cubes la tollu par jour donc boo ko évaluer aéroport même bu amuloon approvisionnement mën na toog fukki fan ak juróom ya nga xam ne ci cuve yi mu am moom lay avitailler aéronef yi. ba ñu defee alerte ba léegi ministère bi nga xam ne moom moo gàlloo lépp luy jëm ci hydrocarbure dégg nañu leen ñoo ngi ci ay dispositions yi nga xam ne ñoo ngi koy def pour que kérosène bi ak gasoil bi mën a ñëw normalement au Sénégal. waaw dañuy dese nekk ci mbirum aviation waaye bi yoon dañuy wax ci dogal bi nga xamante ne ñii di waa Air Sénégal fas nañ ko yéen jël ñoom nag nee nañ dinañ def seen kem kattan ngir fexe rek ba ñàkkum kérosène boobu du affecté compagnie bi. ñoom nag dañu nemmeeku ne manquement bi sax dinañ ko nemmeeku ñaar fukki fan ci weeru avril bi ñu nekk maanaam àllarba waaye jël nañ matuwaay yu war ngir fexe ba liaison biñ doon assuré ñu amal ko ni mu waree ba tax na rek ñu fësal bataaxal bi le ngir assurer ay clients wala sax ay passagers yi nga xamante ne ñoo ngi doon jël ay vol habituel am. ñu wax ci leneen dem ba ca diwaanu Bambey ak li ko wër ci dëkk bi ñu naan réew Mawo ñoo leen a kaskan ba ñoo jóg li ñu ñaawlu rek mooy ki nga xamante ne moom la ñuy duppee Liss Tine ñu ne nag daanaka ñetti at a ngi kenn tegu ko gët te ñu ci joxoñ baaraam tuuma borom këram ñoom nag dañu jàpp ne rek loolee génn loxoom génn ci ba tax na rek ñu ngi sàkku rek ci kilifa yi ñu wéyal enquête bi bu ko defee mu mën a leer ci gëtu askan bi Babacar Diouf ak Ndongo Ndiaye ñoo ñu toogal ca diwaan ba. dan ko sàcc wala dafa riir reefan dëkk bi di réew Maawo dëgg-dëgg yëkkatiwaat dossier Lissa Tine di ndaw soosu nga xam ne dañ koo gëj a gis ginnaaw bu mu amee rendez-vous ak ki fi nekkoon borom këram. kii nga xamante ni moom la ñuy wax Lissa Tine fii ci kër gii ñu nekk di réew Maawo ci këram bi woon daf ko woowoon Dakar waaye depuis ba mu ko woowee le 14 avril 2019 ba léegi la ñu gëj a am lu leer. ci doxum ñaxtu boo xam ne ni amal nañ ko digg dëkk bi askan wi ne am na lu dox diggante borom këram ga woon ak ñi yore yoon. def nañu ko li leen yoon may lépp def nañu ko tamit procureur war naa gën wax doomu aadama yi ne leen li tax mu bàyyi kii ci fan la ko teg en tout cas ñun posé nañu ko ay question ci loolu lépp lan moo tax mu bàyyi ko ginnaaw bi PV bi wane ne am na ay fait yu bëri yu ñu mën a sukkandeku pour mettre ko sous mandat de dépôt kon ba léegi mbir mi leer na. loolu tax nag ñuy ñaan président de la république ak ñëpp ñuy organisation internationale ñu dugal seen loxo ci mbir mi ndax mu mën a leer. ñu ne nag dafa jot ñu yëglu dafa jot pour dossier bii ñu mën koo jël en main. tiit nañ ne dina am loo xam ne dina ci xew te du neex. bu boobaa dinañu won état wu Sénégal dinañu won suñu justice ne Lissa Tine ci réew mi la bokk. ci kanamu baay boo xam ne nii ba léegi mu ngi jaaxle yaay joo xam ne nii mu ngi jooy ba léegi askan wi ne Lissa dafa war a dellusiwaat ci doomam ji nga xamante ni ay atam weesu na ñett. Babacar Diouf bu ñu jógee ci mbiru Lissa Tine boobee dañuy utali diwaanu Fatick wala Sine foofee nag li ñu nameeku mooy xale yu ndaw yi ñi nga xamante ne dañ leen di faral di fitnaal di leen sàkku ñu ne nag dafa bëri ba tax na rek am na ci ñoo xamante ne jóg nañu sol seeni daal lu ñu bëgg rek mooy gën a ñaax askan bi ku ci nekk dugal sa loxo ci li ni mel bu ko defee rek loolee dootuñ ko nemmeeku ca diwaan ba Aminata Goudiaby ak Abdou Karim Bey ci liggéey bi. dafa mel ni duy wàññeeku ci Fatick rawatina ci Sénégal moo ne day loi bi nga xam ni moom mooy criminaliser viol ak itam pédophilie teg na ni ku ko def ay sanctions yu métti mooy dal sa kaw waaye ba léegi nag dafa mel ni ñu bëri ci askan wi xamaguñu loi bu ni mel. chaque jour léegi soo dégloo rajo am na cas de viol depuis lors maintenant ku ko defati rek crime la ñu tëj la mu tuuti am nga 10 ans de prison et ça peut aller à 20 ans mun nañ la tëj sa giri dund te maintenant ñu ne loi baa ngi nii mais dafa mel ni nit ñi xamuñ li loi bi di wax moo waral alors ñu nag suñu partenaire Enabel ñu ne nañ def touriste département Fatick yëpp waxtaan ak nit ñi ne leen affaire baa ngi nii. Jaxaaw Ñaaxaar Ngayoxeem Diouroup Tataguine Diofior Fimela ak Palmarin caravane bi nga xam ni moom la centre départemental d'éducation populaire et sportive bu Fatick doon amal daanaka wër na commune yi nekk ci département bu Fatick yëpp te itam luuma yi la ñu tànnoon ngir rek dem di waxtaan ak askan wi ci loi bu ni mel. Marche hebdomadaire c'est pour pouvoir toucher le maximum possible. On a 20 relais qui sont avec nous ku nekk relais bu nekk yor nga 20 prospectus ak ay dépliants yu bëri pour soo dikkee nga waxtaan ak nit ñi ba pare jox leen ko et surtout à la boutique de droit
ndaxte boutique de droit amagul Fatick et c'est l'occasion vraiment ñu ñaan président Macky Sall mu defal ñu boutique de droit ndaxte ñun Fatick bëggatuñoo dépendre de Kaolack. ñi nga xam ni nag ñoom la ñuy teg ci seen kaw viol wala ñi nga xam ni ñoom ñoo koy teg seen kaw lu ci ëpp ay ndaw lañ suñu sukkandikoo ci statistiques yi nga xam ni moom la CDEPS bu Fatick am moo tax nag ñu jàpp ne parents yi dañu war a gën a yokk farlu ci éducation xale yi. suñu laa ni tey kër ga sax dañ daan yaree avant xale bu génnee déjà avant muy génn am na yenn waajuram yi ñu koy wax day nekk ci xelam bu naree def lu bon xelam bu demee di ko waajuram di ko mun na dellu ginnaaw te léegi waajur yi talatuñu xale yi. caravane bi nga xam ne nag moom moo doon siwal loi bi nga xam ni moom moo criminaliser viol ak itam pédophilie daanaka def nañ ko ci diiru juróomi fan ci biir Fatick centre départemental d'éducation populaire et sportive bu Fatick nag ñi ko jàppale ci organisation bu ni mel moom moo di kuréel gi ñuy woowee ENABEL. Aminata Goudiaby bu ñu jógee diwaanu Fatick dañu dem fu ko soriwul dara di Joal Fadiouth foofee nag teg nañu loxo lu toll ci ñaari téeméeri kilogramme yamba yu toftal fukk foofe nag lañ ko amale ñu amal liggéey bi ni mel di waa gendarmerie nationale ñu ne nag liggéey bi moom dañ ca farlu woon rek moo tax ñu amal li ni mel gën a am lu ci gën a leer dañuy teewlu lieutenant colonel Amadou Mbeng bu légion bu gendarmerie ouest ci kàddu Chérif Dia. Au 17 avril brigade Hann jàpp nañu lu toll ak 493 kilos ci lendemain bi mooy guddi 17 ak au 18 brigade zone franche jàpp nañu à Mbao lu toll 157 kilos donc boo boolee lu yëpp muy 650 kilogrammes yamba boo xam ne jàpp nañ ko ci benn week-end donc leneen li nga xam ne jàpp nañ ko toujours ci opération yi mooy ñaari oto ñaari tricycle benn gaal ak moteur bi koy dawal am na aussi juróom-benn nit yoo xam ne teg nañ leen loxo. ñu del si fii ci Ndakaaru niñ ko waxee woon ci ponk yi waxaat rek ci coow li dox diggante ministère de la santé ak ñi nga xamante ne ñoo yëngu ci wàllu pharmacie fii ci Sénégal bokk na nag ci li leen boole lu aju rek ci exploitation grande pharmacie dakaroise ñoom nag taxoon na ñu ne dañu banque seen loxo ñoom nag mën nañ ko dàkkal day fekk rek kilifa yi dellu gannaaw ci li nga xamante ne moo nekkoon seeni mébét dañ ci teewlu docteur Assane Diop mu nekkoon invité. suñu émission Infos Matin ci micro Chérif Dia. ñu gisee ak ministre bi suba fekkee ne nag foofu jëlee nañ fa li nga xamee ne mooy li ñu soxla woon li dal suñu xel mën na am ñu waxaat ak population bi xëy na dellusiwaat ci loolu. li ñu xaar ci ndaje bi rek mooy ministre décret bi mu jël wala astafurlah arrêté bi mu jël pour abroger l'arrêté d'exploitation mu dellu si c'est-à-dire mu dellu annuler ko carrément loolu bu ñu ko amee effectivement. ñu eggale discussion yi pour que problème boobu jeex pour toujours bu ñu ko amul nag on sera obligé de maintenir le mot d'ordre. ñu dañ jàpp ni moom moo waroon a xaar lu tax moom moo waroon a xaar dafa am li nga xam ne tey jii ci le tribunal du commerce wala prononcé wu loolu mooy li ñuy wax élément décisif du dossier parce que tey wax na ko kii am na baay kii amul baay kii lañ koy jox mais ki moom baay bi ba tey dem yoon ne nañ ma delloo sama baay parce que maa fa nekkoon. di xaar yoon nga ni non dañ lay nangu dañuy nangu sa arrêté je pense que ministre moo waroon a xaar ba tribunal de commerce mu soogee jël une décision c'était pas à nous d'attendre. lii bu jàllee day romb sax pharmacien maanaam képp ki nga xamee ne yaa ngi fenn nekk fa di fa liggéey muy commerce heure bu ko neex ki la luye mën na xëy suba ne la génnal ndax damay def lii damay def laa nga pare mu jox ki ko neex. ñu wax ci leneen rawatina mbiru train express régional lu jege nag fi nga xamante ne mooy dëkk yi wër aéroport international Blaise Diagne ñoom nag boo moyun di lañ leen fa jëlee bokk na ci Sun Landu ak Tuli ak yeneen dëkk yoo xamante ne ay dëkku cosaan la moo tax askan wa jamono ji ñu ngi sàkku rek ci kilifa yi ñu ndàmp leen utal leen tamit loo xamante ne beneen dëkkuwaay bu ànd ak gaar bu ko defee rek seen dëkkuwaay yi nga xamante ne dafa xawoon làqu ñu am ci yeneen pexe Cheikh Anta Diop moo ci àndoon ak Seylatir di Landu Sun Tuli nekk ci Kër Moussa jege lool aéroport bi dëkk yooyu de am nañu ci bëri dañ leen fas yéenee toxal ndax teer bi nga xamante ne moo fas yéenee jógee Ndakaaru jaar Kër Moussa ba aéroport international Blaise Diagne waaye nag lu jëm ci wàllu ndàmpaay yi nga xamante ne moom lañ leen fas yéenee jox maire Kër Moussa nee na lépp dina yemb. Quant au paiement des impacts, tous les impactés seront indemnisés daañu leen fay kenn du ci des parce que dossier bi
le président de la République il faut ñu xam ne aussi dossier bi dafa sensible te moom moo ko téyel boppam di joxe ay directives foofu damay dalal xelu nit ñi pour xamal leen ne impact yi nga xam ne ñëpp terre bi laal na leen ak leneen même ñi nga xam ne dañu dese ay indemnités yoo xam ne ci jamonoy aéroport bi xëy na dafa amoon ay omission yu kenn xamul en tout cas ñëpp dinañ leen fay balaa mu yàgg. ci kaw loolu sax Momar Ciss nee na mën nañoo indi terre mu ñëw ba ci aéroport international Blaise Diagne jaar nag ci Kër Moussa te duñu fa am ab gaar. terre bi dafa ñëw am ñu mu impacté fii ci Kër Moussa lu bëri sax muy village yu Tuuli Landu ak Sun tey dañuy bañ terre bi aussi mel ne avion yi ci ñun xam nga avion yi ci ñun la ñuy naawee. mais am na ñoo xam ne mosuñ ci dugg dañu bëggoon ñu am benn gare de péage fii ci ñun boo xam ne daf ñuy permettre suñu nit ñi nga xam ne dañu nekk Ndakaaru di liggéey ñuy mën a wàcc di ñibbisi te loolu bu amee gare de péage ci zone bi dinañu mën a permettre loolu moo tax ma ne. mën a xëccaale waa Thiès yi. ñenn ñi yeewoo ci dëkk bii di Sun nekk ci Kër Moussa nee nañ bi aéroport bi yëkkatee seeni tool ndàmpaay leen waroon a jox am na si ñoo xam ne ba léegi jotaguñ ko kii di Momar Ciss di maire Kër Moussa di ko dëggal. Cheikh Anta Diop dañuy wutali fi nga xamante ne mooy diwaanu Saloum ci dëkk bi ñu naan Santhiou Mamour Ndar yi nekk rek ci commune bu Dabali foofee nag ñoom li ñu bëgg rek mooy ñu wax leen li nga xamante ne moo aju ci seen forage bi nga xamante ne boobaak léegi daanaka dara doxul terewul nag ñu ngi ci dugal koppar bu takku ñoom nag li ñu bëgg rek mooy ñu fexe ba jàppale leen leneen lu ñuy sàkku tamit mooy li nga xamante ne rek moom moo aju rek ci yorinu boobule forage ñu teewlu liggéey bi nga xamante ne Pambay Diaw ak Fally Gueye amal nañ ko ci. waye woo ca Santhiou Mamour Ndar yi nekk ci commune bu Dabali ne nan ñoom mënatuñu ci yorin bu bon bi nga xamante ni noonu lañ yore seen forage bi bu sukkandikoo ci Moustapha Diouf mi nekk chef de village bi ñi nga xamante ni ñooy waa Asifor ni ñu yore seen forage bi d'accorduñ ci ndaxte ñoom xaalis bi kenn xamul fan lay dugg. tax man la doyul ma loolu amul amuñ ci benn njëriñ la man ñaar fukki dëkk yoo xam ne ñu ngi benn forage moo leen sari wala lu ko ëpp maanaam amuñ ci benn njëriñ taxawaluñ ci dëkk ba dara taxawaluñ ko ci yeneen dëkk yi. bon nag bu defee dara ci dëkk loolu itam war naa am lu mu war a rocc lu mu war a liggéey da ko jox buur mën a yokk dooleem waaye forage njëriñam du naan kese. bu sukkandikoo ci meeru Dabali forage boobu sax ñoom daal dinañ koy joxoon Félix O ngir mu gérer ko Samba Sall di xamle ne naam bu fekkee ne passation de service boobu ba léegi amagul jot na nag jamono jii ñu daal di renouveler instance su Asifor bi. Félix O dafa war a jël forage Santhiou Mamour Ndar xam leen lenn affaire am na wax naa ko nañu renouveler bureau bi mu leer nañ ñu delloo ko waa Santhiou Mamour Ndar dama bëgg mu leer nañ loolu moom danaa ko bind ministre de l'hydraulique danaa ko bind DG OFOR danaa ko bind préfet danaa ko bind sous-préfet danaa ko wax gouverneur te danaa ci taxaw ak waa Santhiou Mamour Ndar ba ñu defaraat bureau bi ñu delloo ko d'abord waa Santhiou Mamour Ndar waaye du ñu yor benn forage muy connecté 21 villages ci 21 villages yooyu kenn amu ci ndogal. ci distribution ndimbal yi nga xamante ni moom la commune bu Dabali doon jox askan wi ci jamonoy koor gi askan way yewoo ca Santhiou Mamour Ndar yi di woo autorité yi ñu indi ay saafara ci yorin bu bon bi nga xamante ni noonu lañ yore seen forage bi. Pambay Diaw bu ñu jógee diwaanu Kaolack dañuy utali Mbambilor ak li ko wër dem ci dëkk bi ñu naan Déni Géej nekk rek ci commune boobee lu toll ci ay ñeenti téeméeri borom kër yoo xamante ne jamono ji dañu amee jafe-jafe li ko waral nag jafe-jafe wala sax diggante am ñoom ak benn magistrat bu jël lu toll ci fukki hectare ci seen suuf moo tax jamono ji ñoom nee nañ faw ñu dem fu mbaxana doone benn ci loole nag ñu ngi ci sàkku tamit taxawu bi nga xamante ne moom la ñuy xaar ci kilifa yi ngir mbir moomee gën a leer Abdou Diouf Diagne ak Amadou Bamba Samb ñooñu toogal ci diwaan boobu. dafa mel ne tey dañuy jël suñu dëkk Déni Géej Sud considéré que comme benn gâteau ñu koy séddoo parce que dëkk bi même boo demee ci école élémentaire boo vérifier foofu bàyyi jàmbur la au nom de quoi dëkk bu existe depuis 1906 ñuy joxe ay boo di ko joxe comme ça loolu la ñu bëgg mu jeex. metti nañu trop suñu armeel yi fépp dëkk bi lépp la ñu séddoo du yoon loolu duñ ko seetaan le président Macky Sall nag la ñuy waxal na ñëw arrêté lii du yoon ñun mën nañu comprendre que ñu ne ñu une partie de Déni Géej Sud ci pôle bi la bokk d'accord parce que dañu newoon ne pôle bi seen avantage la loolu la ñu gëmoon mais tey jii le contraire la ñuy gis tey jii dañuy ñëw di imposer nit ñi pour toj kër yi loolu duñ ko seetaan duñ ko nangu. bu dee nag doole la ñuy jaay bu dee nag doole la ñuy jaay ñun am nañu doole président Macky Sall bu président Macky Sall na xam ne
ñoo ngi koy soutenir depuis bi mu fi ñëwee ba léegi élection bu am moom la ñuy votel njabootam la ñu na ñëw jàppale ñu lii fiy xew du yoon. wax ci leneen rawatina lu aju ci mbiru soxna astu soxna di ndaw soosu nga xamante ne moo cosaanu diwaanu Louga te mu ñàkkoon bakkanam rek gannaaw bu muy am doom foofee ca hôpital Amadou Sakhir Mbaye ca Louga. am na nag leneen lu ci yees nee na jot nañ ci teg loxo lu toll ci juróom-benni doomu aadama jamono ji ñuy wax ak yéen ñu ngi foofee ca parquet bu Louga dinañ ci ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo. wax ci politique dem ba ci diwaanu Diamaguène Sicap Mbao Pikine foofee nag ñi nga xamante ne ñoo fett ci APR rawatina ndaw yi ñoom li ñu bëgg rek mooy taxawaay bi war bu ko defee élection yi ñu dëgmal ñu mën ci am ndam ndax li ñu gis rek ci élection yi passé maanaam local yi bëggatuñu taxawaay boobu ñu gis ko ci boobule diwaan di ci teewlu Aliou Goudiaby mooy coordonnateur COJER bu diwaan ba micro Abdoulaye Anne lay àddu. dañu bokkoon ci ñun de suñuy camarades suñuy frères amoon lu leen naqari wala gis-gis yow jotoon a waroo di leen ñaan ñoom ak yeneen responsable ak yeneen alliés yi nga xamante ni dem nañ bi yoon ci yeneen liste ñu balloolu lépp ànd ak ñun ñu àndaat bokk liggéey ngir jox son excellence le président Macky Sall une majorité confortable ci assemblée ba. cohabitation xajoowul ci assemblée Sénégal bii tey la nekk assemblée ñu ñëpp gis nañ ko. ña fa nekk di opposé muy une minorité boo xamante ni tollul nenn tey loo fa indi nu mu baax du tax ñu voté kon ñooñu bu ñu amee majorité assemblée yaakaar naa ne Sénégal ci boppam mooy taxaw te ñun ñëpp bokk nañ xam ni que président Macky Sall projet yi mu entamé ci Sénégal yi mu àggale ak yi mu sumb bu ñu sàgganee ba mu taxaw Sénégal ñëpp ay perte. mu mel ni rek yegsi nañ ci pàcc bi ñu jagleel waaju ci wàllu tàggat yaram Cheikh Tidiane Diaw fan lañ koy dooree. dañ koy dooree li nga doon titré sànq muy tirage au sort Coupe d'Afrique des Nations éliminatoire yi loolu nag tey lañ koy def tey jii ci ngoon su 17h30 jotee fële ca Johannesburg Sénégal nag dina xam ñu ko seqal champion d'Afrique en titre bi nekk ci chapeau numéro 1 loolu nag dina tax ba dinañu éviter maanaam li ñuy woowee ténor yi ñu teewlu ci Cheikh Sadibou Diarra. Sénégal bi yor raaya Afrique dafay jaar ci éliminatoire yi ngir bokk ci CAN 2023 bi réewu Afrique bi jiitu ci classement FIFA bi dina xam ñi muy dajeel ci talaata bi ginnaaw tirage au sort groupe yi Sénégal mu ngi bokk ci chapeau 1 bi ànd ci ak ñi mës a jor raaya bi ba mu des Afrique du Sud ak Zambie ba tax na gaynde yi waruñu am benn njàqare tirage bi war a gën a metti ci ñoom mën nañ ci am Cap-Vert Gambie ak Soudan ñu doon ay réew yu bokkoon ci Coupe d'Afrique bi weesu ca Cameroun wane fa seen bopp bu baax ci tirage bi gën a yomb gaynde yi mën nañ bokk groupe ak Congo Niger ak Sao Tomé ak lu ci mënti nekk Sénégal dina xam groupe bi mu bokk ci talaata bi bu juróomi waxtu tegee fanweeri simili tirage au sort bi dinañ ko amal ca Johannesburg ca Afrique du Sud ci njiitalu directeur compétition yu CAF yi di Samson Adamu mu ànd ci ak ancien footballeur yi di Lucas Radebe ak Salomon Kalou ñoom ñooy génne fukk ak ñaari groupe yu éliminatoire CAN 2023 yi di door ci weeru juin bii di ñëw ñaar ñi jiitu ci groupe yi ñooy bokk ci Coupe d'Afrique bi ñuy amal ca Côte d'Ivoire déwén. Cheikh Sadibou Diarra dañuy wax ci Ligue 1 sénégalaise Génération Foot ak Bakary Mané bi nga xamee ni dafa dellu si ci équipe ba arrière droit bu Génération Foot boobu nga xamee ni dafa demoon fële ca Maroc ca Hassania Agadir moom nag dellu si na ci club ba entraîneur bi di Olivier Perrin jàpp ni expérience am dina jàppale gune yi surtout jamono ji nga xamee ni da ngay xëccoo pour nekk champion du Sénégal ñu teewlu Olivier Perrin ci micro Younous Diatta. Match avec Saliou la semaine dernière, même en une mi-temps c'était compliqué pour lui donc. moom Bakary Mané jot na football semaine passée benn match xawoon na jafe ci moom physiquement waaye li ci gënoon am solo rek mooy mu football gis nañ saa su nekk bu doon dafay effort dafay xaw a compliqué ba mu tàmbalee dugaat ci compétition bi ñetti semaine la waaw bés bu nekkee à 100% dina amal équipe bi njëriñ bu baax a baax surtout que.
ñu ëpp ci effectif bi ay gone lañ. Va rassurer un peu les jeunes joueurs qu'on a, c'est pour nous une bonne chose. voilà ñu woy ba léegi ci wàllu football fële ca bitim réew ak championnat Angleterre tey ji nag affiche bu am solo am ca Anfield ci diggante Liverpool bu Sadio Mané ak Manchester United bu Cristiano Ronaldo. Liverpool nag nekk ci jamono joo xamee ni daal ay match ay final lay joué ndaxte foog mu gagné su bëggee nekk champion. Manchester City nga xam ne moo ko jiitoogum benn poñ te fi mu nekk nii juróom-benn journée moom moo ci des tey ji nag ci ngoon su 19h jotee ñaari équipe yooyu dinañu daje foofu ca Anfield. ñu wax ci rugby à 7 ak sélection masculine maanaam góor ñi bu Sénégal moom nag tey ji la fiy jógee dem fële ca Kampala foofu nag day bokk ci Coupe d'Afrique bi nga xam ne dinañ ko amal ca capitale Ouganda ñaar fukki fan ak ñett ba ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru avril bi. Africa Men's Sevens comme noonu la ñu tuddee compétition boobu nag dafay tax nga mën a qualifier ci coupe du monde bi nga xamee ni mois de septembre 2022 la ñu koy amal fële ca Afrique du Sud. laataa ñu dem nag comme ngeen ko gisee ci photo yi président fédération sénégalaise bu rugby recevoir na leen fukk ak ñetti joueurs yi ko seq ñoom recevoir nañ leen nag fixé leen comme objectif ñu fexe ba Sénégal qualifié ci coupe du monde ba bu ñu jeexale ko ci wàllu basket ak kii di Etienne Préra moom ci samedi bi ñu génn nag clubam ba woon ca France Blois basket ñoo ko doon sargal ci fàttali rek Etienne Préra yàgg na ci ay jamono accident bu doy waar la defoon basketteur sénégalais boobu mu jële ci woon coma loolu tax ba mu mujjee ci chaise roulante te ñu bari jàpp nañ ni basketteur bu gënoon a xarañ mën nañ ko boole si ñu gën a xarañ ci histoire basket fii ci Sénégal te ñu doon ko sargal bërki démb fële ca France comme ni ngeen ko gisee ci photo bi Ibou. am na solo Cheikh Tidiane ñu jeexale ko rek ak la nga xamante ne jot nañu ko nemmeeku ca Côte d'Ivoire foofee nag président Alassane Ouattara dafa jël dogal rek tàbb ki nga xamante ne mooy Thiemeko Maeliette Koné mu nekk vice-président. keneen ki nga xamante ne rek am na ci dogal yi di Patrick Achi bi nga xamante ne moo nekkoon premier ministre te mu démissionné woon fan yee ñu génne moom la tàbbaat rek mu doon premier ministre mu sàkku ci moom tamit mu taxawal gouvernement ni mu gën a gaawee ci fàttali rek Thiemeko Maeliette Koné bi nga xamante ne jamono ji mooy vice président jot na liggéey daanaka carrière am fi nga xamante ne mooy BCEAO. ñu yegg si ci ponk bu mujjee ci xibaar yi ak li ci yéenekaay. jërë ngeen jëf kérosène baa ngi xeeñ xunn ci yéen kay ñu xëyandool journal boo sànni sa gët gis fa waxi kérosène ubbi l'observateur ñax goo lakk bëgg lakkaali gu tooy réew mi Ukraine ak jafe-jafe yi muy dund moo dem ba bëgg a jur ñàkkum kérosène ci réew mi société de manutention de carburant aviation gi ravitaillé kérosène avion yo ci aéroport Blaise Diagne société ba tëgg gémmiñam di woote wàllu ak di xamle jafe-jafe yi ñu tàmbale am ci wàllu approvisionnement kérosène gi te li ñuy ragal moo di mu jur ay gàllankoor yu rëy ci wàllu dem beeg dikk bi ci avion yi ci réew mi bu ñu ci teelu ta sàkk pexe Cheikh Diouf directeur général adjoint bu aéroport Blaise Diagne di xamle ci l'observateur ne am nañu ci kérosène stock bu ñu mën a doxi fii fukki fan ak juróom la fa nekk mu ne mat na 7500 mètres cubes kérosène te aéroport 600 mètres cubes kérosène lay soxla bés bu nekk le témoin xamal ñu ci xëta mu njëkk ne su dee mbiri compliqué gu ñit ci la ñu jëm ne SMK di société bi yore kérosène avion yi ci aéroport Blaise Diagne nee nañu bu weesoo àllarbay tey ji ko yóbbu sentu ci réew mi ñaari semaine perturbation ci mbirum kérosène bi kilifa yi jiite aéroport Diassit journal bi nee nañu dem nañu ba wax compagnie yi ne ku ci wàccati ci aéroport ba na nga ëndaale sa kérosène retour panne sèche mu di ñàkk kérosène ba deseete toq Les Échos nee nañu moo am ci aéroport Blaise Diagne te carburant bi moo ca nar a topp ndax bari na ci dëkk bi ay station essence yu amatul carburant Le Quotidien nañu ñëpp waaru jamono ji waaye waa aéroport Diass kenn gënu leen a jaaxle ne tolluwaayu àdduna bi ak i ñaaxo-ñaaxam ñoo dem ba salfaañi approvisionnement kérosène bi ci aéroport bi waaye kilifa yi ñoo ngi dalal xel yi bay xamle ay matuwaay yu ñu teg ngir taxaw ci situation bi le mandat tuddee ko ay mesures transitoires mu di matuwaayu cogondaay ngir coono bi bañ a tar nee nañu am nañu nu ñu ko lijjantee mbir meneen mu laaj lijjanti nu mu gën a gaawee direct ci news nee nañu moo di mbirum hôpital Aristide Le Dantec njiit réew mi Macky Sall la xëy di tinu moom
Direct News ngir mu jóg ci hôpital Dantec màgget na service yu bari yu fa nekk tëj nañu ndax bâtiment yi ñu nekk yàgg nañu boole ceekit yàqu bay bëgg a daanu ñu daanu ju ci beneen journal mu di Libération fekkat fa waxi l'hôpital ak waxi fajkat seen nas ndaw suñu naan Mariama Magi Jéeme mooy nit li waa Libération mbir mu yéeme timiti te doy waru mu dund ci hôpital bu Ziguinchor Mariama nee na dafa accouché le 24 septembre 2020 ñeenti doom la fa accouché waaye ñeenti doom yëpp ci bés ba la ñu faatu kenn ci kanamam te massa gi gën a néew sax déggu ko ci mu ne bésub keroog 9h ci suba ba 19h ci biti la ñu ko bàyyi ak mititam kenn faalewu ko ñaari sage-femme yene woon da garde taluñu ko woon ci seeni téléphone la ñu sëggoon di xool seeni WhatsApp ñu xooli politique bi ci journal La Tribune waa coalition Yewwi Askan Wi journal bi nee nañu Macky Sall defal na leen bagage ndax am na ñaari maire yu newoon ci coalition Yewwi Askan Wi jóge nañu fa dem ca Macky Sall ak beneenub maire bu newoon ci coalition Wallu moom it dem na ca Macky Sall Ismaïla Kaba maire bu Kàccoori newoon ci Wallu dem na ca Macky Sall Amadou Ba maire bu Balla newoon ci Yewwi Askan Wi dem na ca Macky Sall Dambey Ba maire bu Ñebel newoon moom it ci Yewwi Askan Wi dem na ca Macky Sall Soxna Aïda Mbodj bokk ci coalition Yewwi Askan Wi ne ñu ci la Sénégal ndok na seen ngelaw nangu ñoom ñi dem ñëpp seenug dem ouf de soulagement la. Mamadou Mohamed Ndiaye cant ak ngërëm ñeel na la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.